أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعوذ بك ربي من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يوسف خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يوسف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة من الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله ذي شأن عزيز البرهان سديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yàlla nañu yàlla defal jàmm lii ñuy seenu ñëpp jëm ci yàlla nañ ci dem ak jàmm dem ci ak bismillahi rahmaani rahim te yeggale ko alhamdulillahi rabbil alamin wa salliyan wa salliman ala sihabi nujubi waxfir li walidayya waxfir li jamii ahli wa jumlati sihabi ya samih waxfir li kulli zi tahaluhin biya wa haqqan saadati ya rabbiya waltuf bina wa xawina wa kun lana wa hablana xusna alxitaami rabbina wa salliyan wa salliman ala sihabi nujubi waxfir li walidayya waxfir li jamii ahli wa jumlati ya samih waxfir li kulli zi tahaluhin biya wa haqqan saadati ya rabbiya waltuf bina wa xawina wa kun lana wa hablana xusna alxitaami rabbina wa salliyan wa salliman ala nabi wa sallim waxdi bihi hajati kulli muslimin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. man nag dañ ma jagleel benn trophée ñu ne ma le mal le plus lourd. alors soo déggee le mal le plus lourd sa xel mën na ci tey parce que éleveurs yi dañuy wax toujours dañu war a moytu les mâles le plus lourds parce que dañuy gàtt fan. kon bu ñu mënee tuddee nañ ma mâle le plus lourd nit ñi dañ naan ah lu xew mais damay fàttali nii ci wàllu xont dafa am objectif yu bari yi nga xam ne nit ñi dañ koy réere. dafa am élevage de production ak élevage d'embouche ou de prestige te li ma gis ci trophée bi mooy bëgg leeral yoon bi pour que nit ñi jàpp ni élevage ay option la maanaam war nañu toll foo xamee ni le laadum dafa war am boo xam ni dañ ko war destiné à l'embouche maanaam pour yokk poids pour mun ci jagleel njaayeen yi ak élevage bi nga xam ni c'est pour la reproduction boo xam ni yeneen mensuration yi moom la ñuy wut moo tax prix bi ñu ma décerné maanaam di wax le mal le plus lourd damay jàpp ni baax na pour que éleveurs yi nga xam ni bëgg nañu xar boo xam ni dafa am doole ñu mun jublu ci yoon boobu. jaajëfal plus particulièrement éleveurs yi ñoom ñi nga xam ne bi ma duggee seen famille yàggul waaye li may regretté man mooy li ma si yéex a dugg loolu moom lu may regretté la. di féliciter parrains yi fi toog yi yëpp di remercier nag Diagne Modou ak Modou Dramé li tax ñu def ma parrain lu sama mën-mën du sama wareef defuma dara si élevage bi defaguma fi dara juddurguma fi xel boo xam ne ñoo ngi koy coow waaye xam man gëm naa ni pour motiver investisseurs yu bees la. pour encourager jeunesse bi la parce que boo xoolee si milieu élevage yooyu pratiquement moyenne d'âge bi 25 ans la wala 30 ans kon tey jii ne man suñu jëlee pharmacie pour wax nit ñi jeunesse bi bu ngeen góorgóorlee bëgg doon dara si mbir li nga fa fekk ñoo xam ne dañu la féete mag jox leen seen cër di leen bàyyi xel di leen déglu. xanaa di dellusiwaat rek ak di leen ñaanal parce que wax naa ko kar Mali ma fa laa yendu borom bergerie paa leen ma ne nit lu mu bëgg te du ko organiser wala du am audace su organiser ko ki koy organiser na ko ci jàppale parce que ñun éleveurs yëpp li ñuy rêvé mooy foire am ñoo xam ne dañu boole seeni doole ak seeni xalaat
ne dañuy organiser li nga xam ne moom mooy FILA nga xam ne c'est la première fois ci réew mi waaye lii c'est la première fois ci réew mi di tëgg foire ne lancement bi fii lañ koy defee ñi ñuy tudde prix yi ñoom la ñuy teg ñu toog te wax naa ñi tudde prix yi ñoom ñooy élevage kenn ku ci nekk ay réalisation ci élevage ku ko rocc woon boo muy élevage jeex moo tax yàlla na yàlla lafal leen cat li ngeen bëgg yéen a ko xam suñu borom defal leen di wax éleveurs yi dompat sax nag ci sot la bokk ñëpp mënuñoo exposé waaye ñi exposé wut loolu man ci communication loolu man ci décentraliser loolu man ci ñaan ci FILA ba mu réussir doyut parce que réussite FILA nag réussite élevage la. di rafetlu toogaay bi di commencer sama cant nag ci monsieur le maire de la Patte d'Oie ak waa commune Patte d'Oie bi nga xam ni ñoo ànd ak moom li ñu gis tey dal na xel te rafet njort ngi ci it en plus ndax ñun comme ni ñu koy waxee ay éleveurs lañu yàlla ñu nattoo loolu àdduna di dox ba suñu rakk ji di Diagne Modou bëgg indi benn foire boo xam ni foire bu bees la c'est une foire privée boo xam ni mi ngi doog a am fii ci Sénégal ci biir loolu ñu ànd ci ak moom mu jël parrain bi nga xam ni mooy parrain d'honneur di Mamadou Lamine Diop mii jox ko muy koo xam ni aussi ku mat a jox lu mel nii la parce que daf ko mérité mérite bi nag dama naan yaatu na en commençant par le maire tey si tey ku gis lii ànd ak moom ci loo xam ni xëy na sax yëgoowuñu ak moom loolu firndeel na ni gox bii mu nekk taxawaayam rafet na fi bi mu ñëwee moom Modou Diagne mii ni ñu moo ñu yaatal fii dama ko ne woon boo demee balaa dara xew na nga fexe ba moom ci jëmi boppam lépp lu ñu mën a wax ci lu rafet nañ ko waxal seede ko aussi ca ña nga xam ni ña nga ca goxam. maa ngi dellu si nag ci kàddu gi di remercier bu baax ñaari Mamadou yi di Mamadou Dramé ak Mamadou Diagne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy promoteuru FILA bi nag du lenn lu dul foire animale ndax xam ngeen ni Sénégal état du Sénégal ki ko jiite di président Macky Sall ba ci gouvernement ak ministère de l'élevage dañu fonk lu ñuy wax race animale te race animale boo ci jénnee xar xëy na li ci des du bëre boo ci jénnee fas xëy na li ci des du bëre ndax mala yooyu la ñu yàlla booleel pour ñuy fësal suñu jaamu ndax xam nga jël xar dundal ko ba mu mel ni mu war a mel tabaski jot nga dem jëndi beneen xar ça veut dire que yow da ngay yeggale yéene suñu borom da ngay permettre race bi mën a développer wu. donc loolu mënuñu leen ci fay ba pare bi pa mu nekk première édition ngeen def première édition bi fii ci Patte d'Oie def ko ci commune Patte d'Oie ñun amuñu seen fay desul ci loolu ngeen jël boole ñu ci parrain yi ñun itam ñu ñëw war ci ñëw wan leen ñu kontaan nañu moo tax ñu àndoo mbooloo mi nag mënuma leen a fay ba pare nag di rafetlu ñoom seen toogaay di delloowaat di leen delloo yëf yi wax leen ni yëf yi yéen a ko moom di leen ko delloo au nom de la commune de la Patte d'Oie mais di leen ko delloo au nom du conseil municipal digression boobu laay apporter pour gërëm nag ñi ma àndal parce que nee nañu bu lekkee alom na ko gërëmee coy man mënuma sant waa Patte d'Oie mënuma leen sant ci teraanga yi ngi may defal bés bu ne parce que nit ki teg la def la maire rek war na doy mais def la maire gunge la parce que nee nañu boo amee xew mën ngaa louer chaise mën ngaa wut micro mën ngaa wut table mën ngaa wut vidéo mais nit kenn mënu ko louer tey nag dañ ma jiit teraanga ndax dama am sama bés yéex leen ko yëgal ñu def délégation bu rëy jiituma ci salle bi man ma fekk si leen fi ñu dalal ma mënuma leen a fay. dama xaw a
kontaan mais également ni ko le grand philosophe doon waxee je me sens un peu gêné un peu insuffisant même comme il l'avait dit moi dont vous connaissez les infirmités wante comme pexe amul ñu jël kàddu ndax amuñu habitude di wax ci mbooloo amuñu habitude ñu ñuy parrainer ay mbir yu jëm ci yu ne mel nii parce que kenn ku nekk ak sa tabia wante dafa am loo xam ne su ñëwee jógee ci ñoo xam ne xamoo noo la di def da ngay obligé rek accepter ko moo tax tey amuñu pexe moo tax foog ñu jël kàddu wax suñuy wax nag suñuy kàddu ngërëm rek lay doon te dañu ne boo duggee ci buntu kër di nuyoo da ngay nukka nuyu borom kër gi donc suñu nuyoo dañu koy tàmbali ci monsieur le maire Banda Diop moom mi nga xam ne tey moo ñu yaatal ubbil ñu ay buntu këram jox ñu ëttëb jox ñu ay chaise nañu kaay leen fii toog def seen événement vraiment ñu ko ciy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm et di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal te mu gën ci moom suñu génnee loolu ñu gërëm organisateurs yi muy deuxième events ñoom ñi nga xam ne également ñooñu xool ak suñu jëmm yu modeste suñu jëmm yu tuuti suñu jëmm yu xeebu jël seen foire pare nañu ko ñu ànd ko ak yeneen i parrain yoo xam ne ñoo bokk bëccëg bi xëj na seen mbaax ak seen woyof ak seen yiw moo tax ñu jël ma ne comme dafa am parrain d'honneur dañuy topp ci gannaawam loolu nag wax dëgg yàlla dañ ciy gërëm képp kuy éleveur di ci gërëm ñëpp xëj na mënuñu wax fam ñu toll parce que bu fekkoon ne mbégte danañ ko romb dañ naan romb nañ ko wante mbég du passé mbég mais ñu xamal ñëpp ne wax dëgg yàlla kontaan nañ lool ci li ñuy def ñii di ay parrain également kenn ku ci nekk la mu fas yéene offrir la mu fas yéene def leen digganteem la ak foire bi digganteem ak ki ko parrainé kenn ku nekk ci ñoom daanaka xaw na ma jiital pour di waxtaan ak man ci lan lay def ak naka la koy defee ak fan la jëm loolu aussi dama leen ci delloowaat gërëm beneen ngërëm bu bokkul ak ngërëm li ma njëkkoon def ci ñoom je pense que daal mënuma tàmmuma wax ci booloo su ma waxee damay gën a guddal te wax bu guddee rek xëj na lu ci warta dugg ci moo tax dañuy gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñëpp kenn ku nekk la nga def gis nañ ko kenn ku nekk la nga offrir gis nañ ko je pense que bu Mamadou Diagne jëlee ba wax leen li nga xam ne moom la nit ñi fas yéene teg ci concours yi nga xam mooy am ci fila bi di ngeen xam lu tax ma gërëm éleveurs yi bu baax a baax a baax a baax. mbokk yi di leen wax ni rek yaakaar naa ni li ñëpp di xaar mooy lan li ñëpp di xaar mooy mâle adulte bi fila 2021 bi kan moo koy jël kan moo koy jël. ñii ne nañ jackpot ñii ne nañ Latir Cissé ñii ne nañ greffier ñii ne nañ waaju baax ñii ne nañ kii yàlla nag mooy xam ki koy jël que le meilleur gagne dans le fair play mbokk yi doyen bi nee na yooxu dina jib fu ñu ko foogeewul ma leen di annoncé pour des raisons techniques fila bi nga xamante ni tey dañ ko programmé woon du 12 novembre au 21 incha allahu rabi dañ ko gën a jege si du 29 octobre au 8 novembre pour des raisons techniques ndax tey fu ñu bëggoon defee site bi dafa coïncider dafa alilo may leen ñu yeggali s'il vous plaît may leen ñu yeggali gars yi may leen ñu yeggali après ngeen jël photo yi donc gars yi donc pour ces raisons techniques comme ni ma ko waxee woon fila bi dañ koy organiser du 29 octobre au 8 novembre ndax site bi ñu ko bëggoon defee préfet bi dañu woo ne ñu ñaseen yi dañ fay def chaque année gàmmu bu mag te seen gàmmu bi c'est du 18 au 23 te ay religieux lañu te yaakaar naa ni bu ñu bëggee ku bëgg da ngay daanu moo tax ñu avancé ko d'une semaine ñuy ci compréhension éleveur yëpp bu nekkoon suñu sago rek
dañ koy maintenir ci date bi nga xamante ni tey jii nii moom lañ prévoiroon. ma leen yëgal aussi tamit am na ñaari trophée yoo xamante ni tey jii nii prévoir nañ ko muy trophée équitation ñu tuddee ko monsieur Omar Bao Junior. mu am beneen trophée innovation boo xamante ni cette fois-ci 2M Events da ko xalaat maanaam muy meilleure exposition mais ci biir meilleure exposition boobu éleveurs yi exposé dañuy tànn 10 box ñoo xamante ni ñooy tànn ki nga xamante ni mooy meilleure exposition boobu dañ koy tuddee ki nga xamante ni tey mooy Papis Niang bergerie Cuuj. kon noonu la filaay bi nar a déroulé kon trophée mi yaa ngi nii muy trophée Papis Niang muy meilleure exposition ak trophée Omar Bao Junior muy équitation muy soo muy fas yooyu di tëb day am si biir filaay bi incha allahu rabi di leen sant di leen gërëm di leen wax ni rek ngeen ñaanal ñu incha allahu rabi filaay bi nekk une réussite totale merci beaucoup merci à tous les éleveurs. tunga ni du teew ñuy nataal ñoo ko gisandoo te yéen ci teg seen bët xam nga ni lépp luy information actualité Patte d'Oie TV dañu ko téye suñuy loxo kon gaaw leen aimé sunu ay vidéo partagé te abonné ci sunu chaîne YouTube ngir lu ñu dugal ngeen teel cee mën a jot ak Patte d'Oie TV rek mooy seen bi xew ci jamono.